ami internaute Thiès Info yéen ñi nga xamante ni yéen a tàmm toujours seen site préféré site leader Thiès Info Thiès TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax donc merci encore une fois tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen i actualité au Sénégal mais également à Thiès ñuy amaat immense plaisir de recevoir un grand homme au niveau de Thiès macha allah donc il se nomme tout simplement Boubacar Diarra moom mi nga xamante ni moo yor kàddu askan bi tey nag moom la ñu fas yéene waxtaanal ci li nga xamante ni mooy lu bari ci biir Thiès donc Boubacar dalal ak jàmm fii ci Thiès Info Thiès TV. waaw asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp vraiment di nuyu waa Thiès Info yëpp di nuyu sunu caméraman bu baax bi ak kilifa gu baax gi di ñaan yàlla samay kàddu fekk ñëpp ci jàmm te ñaanal askan bi yëpp jàmm. voilà donc ñun aussi ñu ngi lay sant bu baax ci teeru bi ñu teeru macha allah comme niñ ko waxee nag kàddu askan gi donc mu nekk en plus mu nekk jeune tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom alors Boubacar ràññee nañu tuuti d'abord dañu bëgg nga présenté waat askan bi bu baax a baax kan mooy Boubacar. waaw Boubacar Diarra doomu Sénégal la dëkk fii ci Thiès ci quartier bu ñuy wax Kër Issa bon nekk nit ko xamante ne aussi maa ngi sant samay waajur ñaari waajur. ak ñu nga xamante ne ñoom la ma yàlla booleel ci àdduna may ànd ak ñoom di liggéey mu nekk nit koo xamante ne tey jii bon lu ci ëpp ci samay mbir mooy que ne chaque fois damay bëgg di dimbale doomu aadama parce que xam naa ku mën rek dañ laa jàppale. surtout maa nag ci jafe-jafe jamono ji ñu toll nii jàppalante da see am solo ma nekk ndaw nekkoon tamit nekk ancien militaire ñu formé ma ci jàppale ak dimbale doomu aadama. voilà donc ci loolu la ñuy taxaw action sociale yi nga xamante ni ràññee nañ la ci bu baax a baax est-ce que mën nga ñu ci wax tuuti. waaw action sociale yi mooy que ne donte dañu nekk ay doomu aadama nekk ndaw ñu xam ne ndaw su nekk ci biir réew mi lu mu mun a apporter réew mi nekk na ci yoon yu bari ñu gis ne que ne ci biir yoon boobu tey ji nu muy doxee ñu ànd ci ay kilifa di dox ci dëkk bi. di xool ñu nga xamante ne am nañu ay jafe-jafe wala ñu nga xam ne ñëw nañu wax ñu ñoom dañoo am jafe-jafe ñu wax ko si ñu ko yaakaaree ñu jàppale ñooñu pour ñooñu aussi mun a génn si yenn jafe-jafe yi maanaam mooy soo xoolee moo nekk suñu rôle ci biir dëkk bi moom la ñuy bëgg tamit di ànd ak askan bi ñuy déglu tamit di ñu seetaan tamit loolu lañ leen bëgg a xamal pour xamal leen ñoom taxawaayu dëkk bi lañ fi nekkee nekk nag ay ndaw ñu nga xamante ne xam nañu suñu réew xam nañu lan la ñu mën a def pour jëriñ suñu réew bëgg kuñ ci jàppale ñu gérer askan bi daal. voilà donc mais Boubacar fii au niveau de Thiès la ñuy waxee sax puisque Thiès la ñu nekk gis nañ ni souvent dañuy dégg action sociale surtout suñu mbokku politiciens yi mais à chaque fois dafay mel ni action yooyu dafay naax saay. parce que saa su ne da ngay dégg ay cas yoo xamante ni yu doy waar la yéen ñi nga xamante ni yéen a ciy dox nag est-ce que mën nga ñu ci expliquer tuuti lan moo waral loolu. waaw loolu yomb na comme ni ma ko docteur Ndiaye di waxee àdduna diagnostic la maanaam lépp lu mën a ñëw rek nga jéem a seet maanaam xool saytu ko nan nga ko mën a jaaree léegi man ñàngat bu ma ci def mooy ko ne sama mbokk politiciens yi ay jàmbaar lañu parce que ku su nekk rek tey jii. yaa ngi def jéego yu nga xamante ne tey jii pour mun a jàppale askan bi donte loolu lu wér la te lu nekk la moo tax ñu bëgg tey jii ñun aussi ñu nga xamante ne ñooy nekk ak askan bi guddi ak bëccëg ñu bàyyi ñu xel parce que tey jii ñoom si wàllum lu ñuy liggéeyal nguur seen jot wàllu bëri parce que ñu ñoo leen tànn ne leen dem leen ngeen toggal ni si bopp réew mi. ba luñ fay fas ak luñ fay nocc bu lu war a wàcc askan bi ngeen taxaw peledeel ñu ko ñun dañ leen a yónni kon ñoom ñu leen yónni su fekkee dem nañ ci yónnante boobu si ponk réew mi ñu ne lii kat pàcc bi dañ koy jël pour jàppale askan bi ñoom aussi tamit suñu wàccee si askan bi nañu xool tànn ñu nga xamante ne suñu leen joxee dinañ jox askan bi parce que askanu Kees tey jii à l'heure actuelle loolu la ñuy jooy soxna si parce que tey jii mënoo nekk si benn dëkk ak fu réew mi toll. am na ñoo xamante ne tey jii suñu sóoree añ amuñu reer am na ñoo xamante ne amuñu ñaar yëpp amuñu ko moo tax tey jii ñun ñi def di wax di des fois sax suñu baat jóg pour lan pour ñu dégguñu pour mun a jàppale askan bi parce que jàppale askan bi seen avantage la avantage su njiitu réew mi la avantage la si ñun ñii parce que ku def tamit tey ëllëg lu nga def li su fekkee lu rafet la moo ngi lay xaar.
c'est vrai bu fekkee li nga def lu rafet la ñu ngi lay xaar mais gis nañ ñu Thiès dafa bëri problème bëri coow loolu surtout ci wàllu social tey jii yow mi nga xamante ni tey souvent dañ lay gis vraiment ngay dimbale nit ñi maanaam moo xam ñu feebar wala ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw tey action yooyu ngeen di def seen poche lay jógee wala dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen jàppale nga wax. waaw xam nga àdduna bi lépp loo gis rek jàppalante la parce que tey jii lu mel ni caisse solidarité bu nga xamante ne si kuréel ba ma bokk la ñu toll si fu nga xamante ne soxna si mooy que ne am na lu dugg si biir réew mi loo xamante ne ñëpp la jàpp parce que ñu bëri ñoo ngi naan coronavirus man dama ne feebar bi dem na ba benn moment boo xamante dama ko àndul beneen tur mooy yéen askan bi jàppale leen te yàlla tax parce que looloo fi ne tey caisse solidarité su defee ay vidéo ak caisse info ñoom it ñoo andi seen logistique jàpp si ñu def ay vidéo pour jàppale sëriñu di daara yu am jafe-jafe wala jàppale ñoo nga xamante ne dañaa feebar te amuñu ordonnance nga gis ay kilifa jël seen alal di ko ci def ba si soxna njiitu réew mi muy Marème Faye Sall ba waaj bañ ko defee reportage sëriñu daara bu ñu waroon génnee moo yëkkati xaalis gu takku ñu def ko si loola. kon moom Marème Faye Sall kon xam nga ne soxna si tey jii kuréel gu mel noonu soo demee tey jii ba war a séddale dara si biir dëkk bi te ñoom chaque jour ñoo ngi dox di wax ngir askan bi ñu war a leen mun a jàppale kooku war ngaa mun a ñëw gisante ak ñooñu ñu wax la si xalaat pencoo ak ñooñu ñu ne la fii kat ak fii kat soo ko defee dina am solo parce que ñii ak ñii ñoo am jafe-jafe tombe naa si loolu barki démb soxna si dama jël dañ ma jox ceeb maa ngi nuyu madame la ministre Adja Ndeye Tické madame Kassé ma woo jox ma ceeb ma jël ko yóbbu ko jox ko askan wi mais soxna si am na benn boo xamante ne daf maa jàpp daf ma marqué parce que ba ma jëlee ceeb boobu dem jox ko soxna soosu balaa timis la après timis ma julli timis dem di jënd ji ataaya si bitig bi ma fekk doomam di dem di lebi ji suukar bu mu def si sombi bi ma jëndal ko suukar parce que fekk na ma foofu ma demaat ci këram di ko nuyu mu ne ma maa ngi lay sant di la gërëm ndax su fekkoon na woon joxama woon ceeb bi dama am lu ma sumbil sama doom yi mais soxna si loolu dara gënu ko rëy kon tey jii jàppale askan bi dafa war te ñun ñi nga xamante ne dañuy yor suñu téléphone ñun ñi nga xamante dañuy nekk ci média yi ñun ñoo gën a sonn askan bi yëpp parce que tey jii ñun amul kenn kuy caaxaan kuy ñëw si ñun ku ñëw si ñun rek soxla ak farata moo la tax a jóg ba tax na ñun tamit loolu daf ñuy piqué ba nga xamante ne du ñu bëgg lu dul gisante ak ñu nga xamante ne dañuy jàppale askan bi ñu waxtaan ak ñoom te loolu tey jii problème boobu la ñu am biir Kees ñu nga xamante ne ñoom la nguur teg fii ak ñu nga xamante ne ñoo taxaw na dañuy jàppale askan bi ñoom war nañaa pénc ko ñu nga xamante ne dañaa def kuréel di jàppale askan bi. kon su ma la déggee daal dafa mel ni que dañu war a solidaire ñëpp àndandoo daal di xam ni actuellement pandémie bi wàcc fii wàccul Sénégal ci àdduna la wàcc donc jot na su ma la déggee politiciens yeeg jeunes yeeg ñëpp ñu booloo daal di fexe problème bi. booloo mooy doole. mais est-ce que loolu dina yomb fii ci diwaanu Thiès parce que coow li bari na. dafa war a yaa ngi bëgg a xëcc sa côté wane ni man nii laa toll. dafa war a yomb xam nga lu tax mu war a yomb ñun ñëpp a yem muy musulman muy chrétien yàlla nee na lépp lu ma sàkk ci àdduna doomu aadama moom mu ci gënal comme ku ñu sàkk ki te ñun ku ñu gëm ki wóolu ko doyloo ko te xam ne moom rek mooy maye muy sunu borom ñun nangu nañu loolu nee na moom lépp lu mu sàkk doomu aadama ci gënal kon ñun suñu biir war nañu jàppalante te yàlla tax soxna si lépp lu la yàlla jox ci àdduna ak lu mu mënta toll soo su jëndee benn ginaar togg ko sa kër maanaam mënoo lekk ginaar ga mu jeex kon dala jox pour nga partager des fois sax damay dégg ñu naan solidarité mais ñu ci bëri moo bi dinañ ko wax mais dafa am lu ñuy dese ci biir xol bi parce que solidarité bi mën na nekk ci làmmiñ mën na nekk ci lu ñuy bind mais ci biir xol bi dafa war a nekk am partage. moo tax ma ne la est-ce que loolu dina yomb. xam nga lu tax du yomb mooy que ne ñun ndaw ñi te nekk ci essence de décision yi walla ñu nekk ci ginnaaw yenn politiciens yi ñun ñoo war a bàyyi xel que ne tey jii
taxawaay bi su mën a rafet biir Kees wala ñu war a mën a booloo ku nekk na waxante ak sa morom dëgg te yàlla tax. parce que souvent dañuy wax naan Boubacar buur aayul waaye dëgg yaa aay ñi nekk ci kaw mooy politiciens yi les chefs ay amuñu xëy na amuñu problème à 100% mais ñi nga xamante ni ñoo leen wër muy jeunesse bi ñu topp seen ginnaaw ñooñu ñoo am problème. waaw mais xam nga man chaque fois lu may faral di wax na tey jii man Boubacar Diarra su ma jàppalewul maanaam su ma diggalul Adja Ndeye Tické madame la ministre lu baax mais loruma sama bopp askan bi laa lor parce que tey jii nguur dafa am lu mu ko jox. pour mu jàppale si askan bi su fekkee ne tey jii dama ne du ma waxanteeg monsieur le maire Lamine Diallo wala dama waxanteeg monsieur le maire Aline Sow wala Pape Diop wala fu ma toll dama koy xas wala di ko wax lu ñaaw mais maa ngi rey sama bopp. parce que tey jii donte lu war a wàcc ci askan bi la kon donc tey jii loolu maanaam yàq lay andi su fekkee ne dama yàq deru Abdou Mbow. parce que damaa nekk si docteur Ndiaye damay yàq deru Abdou Mbow pour bu mu am dara mais sama bopp laa yàqal. mais Boubacar est-ce que loolu du corrompre. waaw xam nga. duñ leen jox xaalis ci suuf pour ñuy def doxalee noonu. waaw looloo fi ne. parce que mbir mi aussi il faut oser le dire bu ñu bëggee tamit saa su ne dañuy toog ci télé bi di wax yéen jeunesse bi. mais à chaque fois problème yi ñooy dellu si waat. chaque fois problème yi kon ce qui veut dire que. am na foo xamante ni daal foog nit ñi teg fa dut fa baaraam wax ko mu leer pour nit ñi xam est-ce que tamit ñooñu def loolu corrompu ñu leen. waaw mais xam nga ndaw mu gëm sa bopp ak kilifa boo mënta nekkal dalay respecté dalay naw si kaw ngëm-ngëm bu nga ko woon mais fii soxna si man duma làkk-làkkal wax dama ne ndaw yi nga xamante ne tey jii ñoo nekk surtout APR bu ma nekk nañu defatara rang yi. te dellu si xam na dëkk bi ñoo ko bokk ñun suñu bopp ñoo war a nekk benn boole suñu leader yi ñu nekk benn suñu leader yi aussi tamit ñu bañ a nekk benn nopp xamante ne ñun ñoo ñu war a jàppale ñun tamit ñoo leen war a leeral yoon bi mais tey jii man dama ne su fekkee ne docteur Ndiaye daf may jox xaalis pour ma génn ci rajo yi pour waxal ko lu baax maa ngi rey docteur Ndiaye maa ngi rey sama bopp su fekkee ne damay dem si docteur Ndiaye ne ko docteur Ndiaye kër Issa kat gis naa fa ñetti nit ñoo xamante ne suba soo leen fajul dañuy génn àdduna mu woo ma ne ma andi leen ma faj leen mais kooku docteur Ndiaye laa jàppale sama bopp jàppale askan wi. kon donc il faut que ñu am dal ñu ndaw ñi tey topp kaddu kilifteef. c'est important. des fois damay faral di wax ci man ci fu ma bokk parce que docteur mun naa la sama leader la ci politique mais sama kilifa la ba tax na doxalinam laay topp. xëy na kat des fois ma juum lu tax may juum parce que damaa demal sama coobare bopp mais su fekkee déglu naa xalaatam ak si sama waajur lu ñu ma yaree dolle ko si loolu kon donc defal jàppale askan bi moom may tax a jóg. soxna si nañu am dal te bañ a xëccoo nguur te bañ di pàccoo alalu askan bi tey toog di waxtaan lu war a dem fu mu munta dem war a dem ñu yóbbu ko foofu si dal ak si tey. est-ce que yéen pare ngeen comme ni nga ko waxee yéen jeune APR pare ngeen tey jii pour fekk yeneen jeunes yi nekk ci yeneen parti politique yi daal di waxtaan ak ñoom jéem a booloo est-ce que pare ngeen pour def. waaw xam nga da nga ne jeune APR man jeune réew mi laa jeune Sénégal c'est-à-dire que mooy sama ngëm-ngëm parce que APR dafay ñëw te dafay jógee parce que à l'âge de 17 ans non 18 ans man laa demee armée toll sama digg ndaw jaayante ne damay dem taxawal sama réew am naa si ay blessures tuur naa si sama deret ndax sama réew daf ma ko jaral kon du ma jeune kenn mais lépp luy mënta ñëw si réew mi bu ko doxal pour askan bi am jàmm dinaa ànd ak yow accompagner la si loola. lépp lu nga xamante ne nag maa ngi si ànd ak yow di la accompagner pour askan bi mun a am jàmm parce que loolu laa opté su ma gisee ne yaa ngi koy yàq tamit ak lu ma si munta doon lu ma si munta def ba loolu bañ a am yàqeeku naa ko def moo tax ma ne la du ma parce que APR mu neex ak mu naqare beneen régime dafay ñëw parce que nguur moo demee noonu tey kii suba kee te ana sunu maam yi dem nañu ana sunu sëriñ si baax ñi ñenn ñi dem nañu sa njaboot fi des kon tey jii dara saxul moo tax nañu war a defar suñu taxawaay ñun askan bi ba nga xamante ne lu ñëw rek dañu mën a ànd ak moom ci tee ak ci dal dama koy faral di wax maire Kees yi bokkuma ñoom parti mais tey jii yéen bu leen
kees yan ñu nekk maire kees yor lu nga xamante ne c'est pour askan bi la ñooñu tey jii soo nekk si rajo bi di leen saaga di leen wax lu ñaaw di leen perturber te fekk ñoo yor sa alal soxna si soo matul dina tuuru de te si tuuru amanaa doo ko jëriñoo mais nag bul soxla seen dërëm bul soxla seen ñaar dërëm tout le temps da leen wax ne lii kat ñu la jox pour askan bi pourtant soo ko defoon fii dina gën a rafet jàppale wala askan bi man dynamique boobu laay doxee. alors macha allah di fàttali rek ñu ngi dalal nag nga xamante ni mooy Boubacar Diarra kàddu askan bi alors ñu ñëw nag ci. Phénomène bi nga xamante ne actuellement moo rëmbee askan bi muy moo lëmbee àdduna sax mais rawatina fi ñu nekk muy coronavirus buñ ne coronavirus ne maladie buñ ne maladie les hôpitaux alors yow sa gis-gis actuellement ci hôpitaux yi Thiès bien sûr. waaw est-ce que ñu ngi def seen liggéey est-ce que. waaw sant yàlla bu wër tout d'abord maa ngi remercier aussi di féliciter sunu médecin wu réew. vraiment si liggéey bu am solo buñ ci def di si remercier aussi tamit damay faral di ko wax tout le temps Alaaji Assane bu RFM dinaa ko wax parce que ba affaire bi commencé ba léegi kuy dégg Boubacar Diarra yaa ngi dégg que ne 3 mois yëpp xaw ma 2 mois yëpp maa saa yu ñu defee émission maa ngi ciy dugg di wax mu si liggéey bu rafet ak professeurs yi ak médecins yi di si nuyaale aussi docteur Papa Amadou Ndiaye PCA FONGIP parce que ñëpp xam nañ ne bokkul si benn kuréel boo xamante ne nee nañu dañ koy taxawal si biir kees pour affaire pandémie bi mais moo ngi jël temps am ak ay moyens di dem si yenn rajo de la place yi di dem si yenn télé yi di def ay émissions pour askan wi mën a njëriñu kon donc tey jii taxawaay boobu ñoo ngi koy def si biir kees monsieur le maire aussi Talla Sylla parce que nga soxna si jëf gu rafet te nga bugg lu rafet tàmm lu rafet soo ko gisee doo mën a téye sa bopp vraiment mu ngi siy def liggéey bu extraordinaire si lu ma gis de lu ñu ma nettali. parce que man lu ñu ma nettali bariwul lu ma koy faral di wax may ma nit sax loo ma nettali damay may nit kay nga wax ma loo xamante muy dëgg kon donc tey jii suñu hôpital régional bu Kees aussi ñu ngi ciy taxaw si liggéey bu extraordinaire maa ngi leen di féliciter de passage mais nag àdduna moom ñaaxante la ñoo ngi gérer maladie mais am na ñu nga xamante ne tey aussi tamit ñoo ngi ak yeneen feebar yu bokkul ak loola te hôpital bi lu mu boot dafa bëri. hôpital régional lu mu boot dafa bëri lu tax lu mu boot bëri mooy képp koo xamante ne tey jii yaa ngi am feebar si sous région bi si biir région bi wala si département bi yaa ngi xalaat hôpital régional kon kooku compétence médecine feeñ na fa ak liggéeyu directeur bi waaye nag si côté sécurité constaté naa que ne sécurité bi wax dëgg yàlla noonu liggéey bi rafet na fa trop parce que man bokk naa tey jii su lu nga xamante ne ñu ngi koy tënk si réew soo ma si wooyee sama xalaat si sécurité am na lu ma la si mën a apporter parce que dama kaa def 3 ans kon donc tey jii si côté sécurité lu ma fa seetlu extraordinaire lenn laa fa gis loo xamante ne maa ngi koy ñaan directeur bi ak ñu nga xamante ne ñoo ŋànk hôpital régional surtout monsieur le maire Talla Sylla parce que mooy PCA bi mooy problème mu ticket bi parce que tey jii da ngay xëy wala guddi wala bëccëg ba heure mu si mënta doon nga am sa malade yaa ngi xalaat hôpital régional. soo fa demee yaa ngi yàkkamti da ngay yàkkamti pour médecin bi gis sa malade mais soo fa demee yaa ngi am problème mu jënd ticket mais doo nekkatul problème mu médecin jënd ticket bi ça prend du temps am na sax ñoo xamante ne si jënd ticket sama kanam si jënd ticket lañ ñëw fekk seen malade génn àdduna gis naa ko fa hôpital régional am na ñoo xamante ne gis naa leen si jënd ticket la ñu amee problème ba nga xamante ne seen rendez-vous médecin bi lu mu war a jël na leen ba pare ba beneen rendez-vous lañ leen fixé kooku moom vraiment askan baa ngi koy jooy du sama kàddu gis naa ko nag pour wax si mais lu si bëri kàddu askan bi la askan baa ngi koy jooy si wàllum pandémie bi nag si biir kees yi muy coronavirus bi am na doxalin boo xamante ne rafetlu naa ko mais am na loo xam ne rafetlu ma ko soxna si askan baa ngi souffrir maa ngi interpellé président de la république gardien de la constitution ak ñu nga xamante ne ñoo ŋànk wàllum ndimbal bi nañu gaaw wàcceel ndimbal bi si askan bi si ak suñu ko yeyoo ñu nga xamante ne aussi ñoom la ñuy jox pour ñu jox askan bi nañu def seen akulaayu talaata xool ñu nga xamante ñoo ko yeyoo ñu jox leen ko lépp lu si waaye def dugal sa kër te yeyoo woo ko wala nga def ko si kaw lu tegul si yoon billaay soxna si ëllëg suñu borom dina la duma parce que am na ñoo xamante ne gis nga hôpital régional fekk naa fa benn soxna soo xamante ne muy wër rek du wërlu rek ma ne ko waa maire lan la mën a ma siggi xool ma pour man dafa am lu mu réerle mën a ma man kat dañ maa bindal ordonnance te dëkkuma fi te lu ma fi yor bëriwul may xalaat fu ma fan laa ko war a jëndee ma ne ko yow kon loolu lu nga doon wër yëpp da nga doon xalaat mën a ma xaw ma fi kenn ma xool ordonnance mu nekk 7500
7500 boobu ma dem jëndal ko ordonnance bi ñëw man sama doom war a génn garab bu ñu ko xamante ne moom lañ ko war a jox pour mu génn ak moom ñu may ko soxna si ku dimbaliwul perte nga. kon nañu jàppalante te yàlla tax nañu dimbalante te yàlla tax ñun loolu moo ñu en tant que jeune du ñu taal suñu dëkk du ñu dem tukki ji di dugg si ay gaal du ñu agresseur mais dañu nekk suñu biir dëkk di jaayante di waxante kilifa yi di waxante ñu nga xamante ne yàlla dénk na leen maanaam ñu nekk suñu njiit pour wàccee ko si ñun ak ñu nga xamante yàlla dénk na leen teraanga tey ji ñu war a mën a jàppale askan bi te soxna si ñu yàlla dénk teraanga nañu déglu di bàyyi xel ñu nga xamante ne dañaa def seen kuréel wala ñuy jaayante pour jàppale askan bi dara gënul neex yow nga liggéey sa alal toog nit ki ñëw na la dama jàppale kii am ordonnance dama jàppale ki nga xam ne dafa xiif xam nga lan la lay liggéeyal moom yow da ngaa liggéey sa xaalis am sa xaalis kooku noonu loolu mu lay ñëw di la wax def ko ci ordonnance wala dimbalal kii si problème mu ceeb wala si problème mu diwlin parce que dafa am jafe-jafe kooku da lay defaral sa àjjana la lay defaral et c'est très important te kaddu googu aussi tamit maa ngi si sant docteur Ndiaye bu baax nee na ma buuba kuy ñëw naan la fukki dërëm yi dama jox ko néew ju doole ji pour mu am lu mu lekk kooku da nga kaa war a jàppale si ay moyens félicité ko parce que dalaa war dalaa defaral sa ëllëg te ku lay defaral sa ëllëg da nga ko war a jàpp. c'est important ku lay defaral sa ëllëg da nga ko war a jàpp ndax comme li ñuy wax rek yàlla xol lay fay mais ci loolu la ñuy taxaw parce que gis nañ ni actuellement maa ngi dégg sànq sa biir wax nga ne gars yi li leen jox nañ ko jox askan bi ngir yàlla tax mais dafa mel ni affaire baa ngi bëgg a dégénérer parce que gis nañ ni askan bi ñu ngi commencé di wàcc ci tali bi comme li xew démb Touba yow en tant que jeune lan ngay wax ba sax lakk nañ ci li nga xamante ni mooy ambulance ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba sëriñ bi génn wax. yow en tant que jeune lan ngay wax ci loolu. waaw soxna si en tant que jeune man Boubacar Diarra ku ma xam mooy du ma fekkee dëkk bu am circulation ba am embouteillage du ma xaar policier du ma xaar gendarme jàpp naa ne que lii jafe-jafe la am naa si xam-xam war naa see mën a jàppale sama réew. du ma gis lépp loo xamante ne institution réew mi la président bi moomu ko. député bi moomu ko maire bi moomu ko kenn moomu ko si ñoo xamante ne tey ñoo ngànk nguur ku ko moom may man mi nga xamante damaa bokk si askan bi du ma yàq sama alal moo tax sama mbokku jeunes yi maa ngi leen di ñaan nañu am maîtrise tey nangu di déglu kàddu kilifteef soxna si suñu amee maîtrise boobu ñun ndaw ñi moo ñuy may ñu déglu kàddu kilifa bi kàddu kilifa boobu ñu yaakaar di ko déglu te nee nañu mooy suñu kilifa kooku du ñu diri du ñuy yóbbu si mbooy mi fu mu ñuy yóbbu fu nekk si bon sens la ba tax na tey jii xët-xët bi ak yàq bi dañaa dégluwul rek te ñu toll foo xamante ne aussi tamit dafa xaw a metti. mais est-ce que nekkul aussi ni dañu xaw a sës parce que depuis lors je pense que 3 mois de confinement au Sénégal metti na parce que sénégalais peut-être tàmmul toog tëju am na si ñoo xam ne dañuy xëy di dem di liggéey au jour le jour la ñuy am pour mën a dimbale seen njaboot mais bu ñu ubbee lii tëj lii est-ce que loolu tamit du andi benn conflit. waaw xam nga loolu du nguur moo tax feebar bi jàngat la nguur tëjuñu feebar bi moo ñu tëj mais nguur dafa ne du ma seetaan état Sénégal dafa ne du ma seetaan feebar bi di ñëw du lor sama askan dinaa ci jël ay mesures yoo xamante ne pour ñoom ñu bañ a loru loolu moo tax affaire bi jóg ba ñu demee ba ci biir affaire bi metti na ci biir mettiwaay bi aussi tamit nguur ñu muy yebal ci gox-goxaan yi ñoo war a wàcc wax askan wi manque de communication la soo yoree njaboot yor seen kilifteef mu am manque de communication da ngay am jafe-jafe xam nga soxna si lu gën a metti ci àdduna lan mooy gën a nekk jafe-jafe borom kër du jox doomam lu muy lekk du jox du lal bu rafet du lekk bu neex du dara du étage du dara borom kër jafe-jafem dëgg mooy nan lay def ba gérer këram ba ay njabootam déggal ko léegi nag état problème am mooy que ne nan lay def ba ay njabootam déggal ko loolu aussi tamit maa ngi si sama xam-xam bu néew mooy que ne su fekkoon ne dégg nañu man li may wax nii mooy nañu fexe ba ñoom ku leen toogal ci gox-goxaat yi ñuy faral di communiquer ak askan bi Sénégal dafa am manque de communication entre askan bi ak nguur gi parce que tey jii affaire bii am na kenn xamul fooy teg sa tànk man Boubacar Diarra damaa bokk parti au pouvoir Macky Sall laa votel moom laa àndal politiquement
kon tey jii ak luy munta xew ak luy munta am bugguma lu dul jàmmam su ma gisee loo xamante ne nag aussi tamit da koy andil ay jafe-jafe man du ma neex mais est-ce que man am naa suma communication egg na si maanaam su ku nga xamante ne war naa kaa mën a wax pour ma dem jottali ko loolu mooy suñu jafe-jafe. mais ci pandémie bi dëkk bu nekk je pense am na commission est-ce que commission yooyu tamit ñu ngi dox li ñu war a man Boubacar Diarra kàddu askan bi amul benn doomu kees wala kenn ku may woo téléphone di ma laaj ne ma fu ci affaire ndimbal bi fu mu toll man sax xaw ma nu mu demee gisaguma ceeb gisaguma commission bu koy séddale gisaguma dara maa ngi toog et pourtant daf ma metti parce que lu tax damaa bokk ci état maanaam lu tënk nguur gi daf maa tënk ci askan bi parce que ñëpp xam nañu Boubacar Diarra kàddu askan bi APR la bokk. kon tey jii su fekkee wàllum séddale lu war a ñëw ci askan bi dem dañuy jàpp ne man yëg naa ko mais tey jii dama ne la lépp lu nga xamante ne dimbale luy jóge ci état war a wàcc ci askan bi man dama ci jot xam nga tax dama ci jot lu docteur Ndiaye jotul man nan laa ci jotee amul lenn lu état mu sa séddale dama koy wax lu mu état mu sa séddale lu war a wàcc ci askan bi ñu ànd ko ci biir kees ba tey jii ñu ne kii kat ci jël leen ko jox ko docteur Ndiaye parce que ñu ànd ak moom wala docteur Ndiaye xam na ñu nga xamante ne ñoo war a soxal lii ba jox ko xamul sax fu mu jaar kooku nan lay séddalee kooku soo ko laajee lu muy wax. te tey jii problème boobu la ñu am gis nga jeunes yi di taal nii dañaa xamul fu ñu jëm sant ñu leen taal nag parce que seen alal la ñuy taal mais ku jeunesse boo xamul fu mu jëm tiit gis nga sa fas soo ko dundalee ba mu suur. nga jékki-jékki rek xoolal ubbi bunt bi rek bàyyi ko lu tax muy përtal di dem parce que daa xamul fu mu jëm askan bi dañaa xamul fu ñu jëm parce que ñu war a waxante ak ñoom lu ñuy wax politiciens yi ñu nekk au sommet war a wàcce askan bi wax ak ñoom dañaa wàccul soxna si biir kees fii mais APR moo nekk parti au pouvoir mais waat naa billahi wallahi dama koy waat tey jii ñu nga xamante ne ñoo bokk APR nekk ay kilifa yor ay ndomba tànk ñoom seen bopp ba ñu gëjee gisante kenn xamul ban at la ku su nekk na yaa ngi si sa côté ànd ay say nit c'est-à-dire que ñoom ñoo àndee par parloo si askan bi kees fii problème boobu la ñu am ku su nekk sa waa kër a ngi toog naan non sama nit génn la lii nga woo ay caméraman ñu filmer la su fekkee ne sax am na beneen keneen ko bokk si beneen clan war a jaar foofu nga leen bàyyi leen ba mu dem ba pare bu mu wax mais kooku dañ ngeen di amee dara. tant que xol yi ànd ñu doon ñu benn waxuma la sax affaire politique mais yàlla moo su bopp moo dul ànd ak ñun dinañu feebar coronavirus bi suñu borom moo ñu ko wàccal balaa lan moo tax mi wàcc ci askan mooy def ñaaw tëf yi mais jubawuñu ñaata ba ñuy woor am na ñuy woor jour sangam am na ñuy woor jour sangam lan moo ko andi amul consensus Korité bi ñaata Korité lañu def amul consensus. élection tamit si ñëwee même chose ñuy farfee pour ngir lan pour intérêt réew mi il faut ñu dóorante pour intérêt réew mi il faut ñu sànnante mais dañuy fàtte intérêt askan bi. surtout parce que après askan bi ñooy payer les pots cassés. askan bi moo ñoo leen di fal askan bi ñoo leen di fal ñoo leen di yónni ba pare fal leen ñoom ñu dem toog fàtte askan bi suñu borom toog fële naan donc comme ñii ñoo duggoon ci kaar yi di leen tàccu ñii ñoo bàyyoon seen yëre yi su armoire yi sol seen yëre seen t-shirt sol seen i mbaxane di leen yuuxul askan bi ñoom ñoo jéeg suba teel dem si urine yi làqatu sànni leen carte léegi nag yéen ngeen dem toog nekk si oto yi climatisé yi teinture vitres yi duñ leen dégg téléphone duñ leen gis yéen sax yi nga xamante ne yéen a booroon doon benn ne yéen a doon benn ba ñu ànd ak yéen votal leen léegi yéen sax duggoon tuddante léegi suñu borom lu muy def day àtte te suñu borom suy àtte du xool ñu def lu baax armée da koy faral di wax si quelqu'un déconne tout le monde paye feebar bi noonu la tudd coronavirus bi tur bi changé na ba mu laalee adduna bi yëpp le tur bi changé moo ngi si quelqu'un déconne tout le monde paye parce que benn réew la dugg fu mu toll ñëpp a ngi fay. mais mu mel ni aussi coronavirus bi d'accord xëy na andi na côté inconvénient mais andi na aussi côté avantage. Côté avantage bi mooy peut-être que solidarité bi nga xamante ni waxuma sax côté parti politique yeeg yooyu mais nit ñi ci boppam ñi nga xamante ni ñoo bokk ci kër yeeg et cetera andi na tuuti solidarité. yow ban jàngat nga ci gën a andi comme li nga wax tout à l'heure.
waaw gis nga lépp loo am gis ci àdduna rek njeexital bi am na seetlu moo tax sànq ci biir wax ji man la comme sama kàddu kilifa docteur Ndiaye nee na médecin yi soo gisee ñu leen di féliciter mooy que ne dañuy diagnostiquer médecin day diagnostiquer su diagnostiquer ba pare ne lii ma diagnostiquer lii laa am yaakaar ne moo koy mën a faj loolu mu am yaakaar ak nu mu diagnostiquer loolu nag la suñu borom dafa jaaree na ko ànd naa yow si loola faj ko moo tax yàllaay faj lii aussi ñun askan bi ñoo war a bàyyi xel que ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku si am sa dërëm ne jàppale sa moroom ba nga xamante ne suñ ko defee sans intérêt yàlla mun nañoo jàppale mais suñ ko defee pour président de la république gis ñu pour mun ñu am fu ñu teg suñ ko defee pour ñu gën ñoo dollu xaalis pour ñu mën a dugal suñu gafaka gi kooku tamit maanaam sanction yi day gën a dugg gi nga soxna si di nga nekk sa kër di joxe dépasse guddi ak bëccëg nga yaakaar ne yow la non du yow fekk na am na ko si ku gën a xeebu si kër ka sax yàlla wërsëgam la jaaree si yow pour ngay joxe kon tey jii ñu nga xamante ne yàlla dénk na leen ak ñu nga xamante ne ñoo nekk si nguur gi nañuy am tuuti seetlu mus naa kaa wax keroog Oustaz Alioune Sall ma ne est-ce que su fekkee dañuy def cérémonie yu nga xamante ne mooy nomination yi su ñuy def cérémonie yi est-ce que dañu woo suñu kilifa diine yi ñu toog delloo leen wax si alal bu ñu la dénk tan nga ko war a mën a téye. am na solo loolu Boubacar sa kàddu yu mujj. waaw kàddu yu mujj di sant samay ñaari waajur bu baax ndax tey jii kàddu yi su demee ba nit ñi di ma déglu wala ma nekk fii si àdduna yàlla ak ñoom des fois ma dérapé du luñ ma yaree si man la. kon maa ngi leen di sant di leen ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram mais nag di sant tamit ku nga xamante ne moom la ma yàlla boole may ànd ak moom di liggéey muy docteur Papa Amadou Ndiaye bu baax di sant askanu Kees bi yëpp yàlla nañ yàlla defal jàmm waaye du ma jeexal te du ma sant Kees Info xaw ma nag ku may seetaan nii xaw ma ban kilifa moo may seetaan nii mais maa ngi koy wax ne que yàlla xam na ne Kees Info moo ngi jàppale askan bi muy journaliste bu muy posé question muy caméraman bi muy directeur bi seen liggéey si biir Kees dafa mel ne tey jii ñun ñu nga xam ne ñoo yor kàddu askan bi li ñu fiy def loolu ngeen di def parce que seen déplacement seen lépp ngeen jël ko en charge ñëw di jàppale askan bi pour tamit lii tamit jàppale nguur la parce que lu ñu fiy wax nii ku ko si mënta dégg mu yee la nga jàppale askan bi si dara rek kooku tamit Kees Info jàppale na la si kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu nag sama xarit Xaadim Samb bu baax a baax. voilà donc ami internaute Boubacar Diarra kaddu askan bi sant nañ la bu baax gërëm nañ la di la remercier aussi parce que kaddu yi am na solo macha allah yéen ñi nga xamante ni nag yéen ñu doon seetaan à travers Thiès Info Thiès TV di sant bu baax sama caméraman Ada donc ñu ngi leen di jox di daje beneen yoon incha allah ak beneen i invité d'ici là portez-vous très bien merci beaucoup et à demain incha allah.